sëñ Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay di la ziar di nuyu képp ka nga xamante ni si rek yaa ngi ñuy déglu wala ka ñuy seetaan di kontaan bu baax a baax ci dalal gi ngeen ma dalal ci émission bu am solo bi nga xamante ni si. dox mbokk dox mbokk. dañuy fas yéene dox mbokk. waaw comme ni nga ko ànd waxee ak yow. rek xam nga dox mbokk moom. dafa doon la nga xamante ni si suñu cosaan la bokk. moo tax bu ngeen jëlee émission bu toll nii tudde ko noonu. du nu man lu dul di ko rafetlu rek. te di la xamal ni la daal dox nga mbokk tey. te jàpp naa ni li ñu fi waxtaane dina jural njariñ ñëpp rawatina askanu réew mi ak àdduna bi yëpp. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen suñu gan gi di Mamadou Gueye wax naa leen si sama début waxtaan donc mooy psychologue la di conseiller kon xam naa ne moom dina gën a xam li nga xamante ni moom mooy tolluwaayum réew mi ndax dañuy faral di wax rek psychologue yi ñoom ñooy amal ay li nga xamante ni moom mooy xalaat yu mucc ayib ak moom daañ ko gën a xuusal ba mu gën a leer nee naa leen tamit moom moo jiite mouvement bi ñu duppee Benno Suqali Suñu Gox fekk baax fi nga xamante ni mooy sa doon Ndaan sëñ Modou nag kenn du wax Sénégal te waxul si li nga xamante ni moom mooy mun naa wax ne lakkal na askan wi muy Sénégal àdduna la wër donc muy Covid 19 donc Sénégal amoon si liggéey bu am solo bu ñu si def ñu tuddee ko première vague bi mais gis nañ ne jamono ji ak deuxième vague bi gën a sonn si ñi nga xamante ni ñoom ñooy rawati ko waa Kër Docteur. waaw dëgg la li nga wax ci mbas mi lu am solo la ndaxte dafa doon la nga xamante ni si dafa lëmbe àdduna lëmbe aussi suñu réew mi nga xamante ni si ci réew yi gën a néew doole la bokk ci àdduna bi ndax bu nu seetloo rek ginnaaw suba rek la anniversaire am maanaam ci lay am 1 an ci non duñ ko féetee. waaw muy anniversaire ba nga xamante ni si jàpp nañ ni du am bay rek benn yoon. waaw ndax lu doy waar la le 2 mars waaw depuis boobu nag nit ñaa ngi def seen kéemtalaay kàttan pour xeex ak moom gouvernement bi mi ngi def li mu man askan wi aussi ñi ngi def li mu man waaye ba tey mi ngi fi des te tey sax la gën a garaaw kon ni mu koy faral di waxee rek ni corona moom bu doon xale la dama naan xale bi xale bu dëgër bopp la xale bu ës la ndax bu doon wax dong moo ko fi jëlee dem na bu yàgg bilaay kon nag fi mu toll nii moom liñ ci mën a wax rek mooy réalité bi moom mi ngi fi feebar bi mi ngi fi mbas maa ngi fi nit ñaa ngi ci ñàkk seen bakkan nit ñaa ngi ci feebar di sonn nit ñaa ngi feebar aussi di wér xëy na loolu moo tax sax suñu xel xaw a dal ndax ba muy door boo gisal mu jaaxal nit ñi mooy lu bees la te ñëpp dañu foogoon ni ku mu dal rek da ngay wujji sa borom ba taxoon na bu nu musaan a déclaré benn cas fii ci koñ bi rek da ngay gis benn psychose bu muy créer ci koñ bi ñëpp di xool waa koñ bi boo dëkkee ci koñ bi sax ñu lay daw et cetera wala boog bu ñu xamee ni yow daf la dal nga dëkk ak ku mu dal waaw bu génnee ñu koy xool di ko joxoñ li ñuy woy stigmatisation yooyu yëpp dund nañ ko waaye gàccaa ngalaama suñu réew mi ci xeex bi parce que fexe nañ ba nàndal nit ñi xamal leen lan mooy corona naka lan mën a def pour moytu ko naka lan mën a def aussi pour faagaagal ko naka aussi lan mën a comporter woog nit ka nga xamante ni si mbir mi dal na ko ba nga xamante ni si moom au lieu que muy gën a am lu ko metti waaye dina gis ni kat am nañu ko taxawu am nañu ko jàppale ba nga xamante ni feebar boobu da koy dund comme yeneen feebar yëpp rek xëy na loolu mooy suñu chance ñun fii ci réew mi parce que ku ne yaa ngi ciy wax. très bien yow donc en tant que psychologue ñu teg waxtaan ji ndax nee naa la instant fu mu toll nii ba lii di jàngoro bi duggee si même réew nguur gi jël ay mesures yu bëree bëri def nañ fi li nga xam moom mooy confinement daal def li nga xamante ni lu mujj récemment donc di couvre-feu bi mu daal di koy jagleel lii di Ndakaaru ak Thiès tey gis nañ ne la majeure partie des Sénégalais si secteur informel la ñuy dundee loolu yow en tant que psychologue yenn est-ce que loolu jurul li nga xamante ni moom mooy yenn cassure si yenn si famille yi nga xam ne wax dëgg yàlla ak liggéey yu bëri yi nga xam ne jamono ji nii doxatul réew mi dafa taxaw. waaw comme ni nga ko waxee xam nga tey jii bu fekkente ni nit ki dafa am salaire am bu liggéeyee fayeeku bu liggéeyul fayeeku mu mel ni comme fonctionnaire xëy na kooku jafe-jafeem mën na bañ a bari donte dina am ndaxte ñëpp xam na ni même boo nekkee fonctionnaire sax di nga am yeneen avantage yi nga xam ne bu mbas mi duggee
daf ko arrêté parce que daan nga am ay possibilité voyager doon nga am possibilité dem ay séminaire te yooyu yëpp gis nañ ne léegi télétravail bi daf ko xaw a remplacer du coup am na lu ci nit ñi doon gis seen bopp dootuñu ko gis mais ñi koy gën a yëg mooy ñi nga xam dañu nekk ci secteur informel bi mooy ñi nga xamante ne ay góorgóorlu rek lañu ñi nga xam tey jii bu ñu xëyul dem marché wala xëy ñu dem fa ñuy daane seen doole xëy na seen njaboot du ñu am lu ñu dundee kon bu nekkee ci contexte couvre-feu ñu ni 21h bu kenn génnati ci rawatina ci Dakar ak Thiès muy ñaari régions yi nga xamante ni si ñoom ñooy poumon économique bu Sénégal parce que ñëpp xam nañ ni Dakar li mu téye rek bari na rawatina Thiès aussi donc Thiès mooy la plus grande région bi nga am terme de population fii ci Sénégal non Dakar c'est la plus grande deuxième c'est Thiès donc ñoom ñaar rek bu leen boole daanaka day yóbbu Sénégal gi yëpp donc lu mel ni bu amee ñun en tant que psychologue li ñu ci jàngat rek mooy premièrement mooy ñu xam ni nit ñi jaaxle nañu ba fa jaaxle yem parce que tey jii jaaxle googu ñu jaaxle mooy lan mooy xalaat yu bari maanaam ku ne yaa ngi xalaat naan man suba fu may jëlee dépense man sama yi may yor bu ma ko jaayul wala boog bu ma amul temps bu ma ko écoulé fan laa jëm ak sama njaboot xam nga yooyu yëpp bu dajaloo ci doomu aadama mënul am esprit tranquille te su amul esprit tranquille rek nit kooku day vulnérable maanaam day neex a yóbbu ci la nga xamante sax yoonam nekku ci moo tax contexte bi xaw a doy waar ba tax na man li may wax rek ci nu njiit ñi mooy nañu bàyyi xel bu baax ci conscience collective bu sénégalais yi ci sénégalais lambda bi nga xamante ni si ci ñaxam la yaakaar pour dund ñu jéem a xool ndax defoon nañ ko ci première vague bi ay mesures d'accompagnement même aussi bu fekkee mesures d'accompagnement yi ñu defoon mënuloon am ñu jéem a xoolaat secteur informel bi nu ñuy taxawoo nit ñi parce que tey jii ci société la nekk société c'est bien organisé am na ay kuréel yi nga xam ne taxaw nañu buñ ci jaaree rek mën nañoo atteindre tout le monde ñu jéem a def enquête xam nit ñi fu ñu toll kuñ ci mën a jàppale ci sa secteur ñu jàppale la kuñ ci mën a subventionné ci sa liggéey ñu def ko parce que ñëpp xam nañ instant bi mbas mi metti na liggéey bi taxaw na te bu liggéey bi taxawee nit ñi dañuy vulnérable donc lu leen yee ci fitna dafay yomb voilà donc daal di nga koy wax ne nga instant fu mu toll nii xalaat gi bëri na tout récemment njiit mi réew mi daal dinay wax ne lu toll nii 200,000 doses ñeel wàllu vaccin daal dinay dugg si même réew mu yëkkati dem ginnaaw ba mu ñaqoo mu ne woon Sénégalais yi su ngeen ñaqowul naa jël ñaq gi dem may ko ñeneen donte sax jël na si yenn daal di koy jox ñi nga xam ne ñooy suñuy dëkkandoo yow en tant que psychologue lan mooy sa xalaat. waaw sama xalaat li ci njëkk bu mu ci njëkk am mooy xëy na bu ko doon wax mën na ko waxee neneen parce que boo nee comme alalu askan bi la soo nee su ngeen ko jëlul rek dama koy jël maye ko donc loolu am na ci askan wi ñi nga xamante ni si rafetlu wuñ ko. ñenn ñi waaw comme li ma wax rek mooy yëfu askan wi la. yëfu askan wi la. donc ñoom moom amul benn sañ-sañ jël ko di ko maye te tàgguwul askan wi. parce que li mu wax mooy su ngeen ko kiiwul dama koy def. donc man jàpp naa ni xëy na mënoon na ko waxee neneen. communication bi daal mënoon na ko gën a xoolaat. parce que boo gisee ñu koy wormaal mooy président de la république la. nit la nag. parce que nit rek mooy juum. xëy na dafa juum ci communication bi. mais si c'était à redire xëy na dina ko waxee neneen. mais li ma ci mën a wax rek mooy. je pense que nit ñi aussi bu fekkente ni da nga indi lu mel ni ay vaccin soo bëggee aussi ñu adhérer. ci yow cause bi nga xamante ni moom ngay xeex. dafa am benn travail préalable bu war a am. maanaam dafa am benn stratégie de communication. ba war a développer. ca kaw ba ci suuf. tey nit ñi xëy na moom mënul wax ak ñëpp. mais nit koo gis am na ku mën a wax ak moom. gox boo dem. am na tey jii ku mën a wax ak waa gox ba. xëy na bu ñu jaaree ci personne ressource yooyu noonu. ñi nga xamante ñii ay porteurs de voix la ñii bu ñu defee dara. ñi ñu jiite ñëpp dinañ ko def. nga fexe ba sensibiliser ñooñu. jox leen les moyens qu'il faut que ñoom aussi
ñu sensibiliser ñeneen ñi xamal leen vaccin bi lan moo ko tax a jóg ban jeexital lay am ci doomu aadama lan moo tax Sénégal xeex pour jot ci parce que ñi ko bëgg bari na bu xoolee Afrique juróom-ñaari pays ñoo ko am Sénégal bokk ci déjà loolu ndam la donc loo am ndam lu mel noonu nag ñëw ba fii di ko yàq am na façon boo xam da nga ko war a utiliser pour communiquer ak nit ñi pour atteindre sa cible parce que yow sa objectif rek mooy na nit ñi vacciné wu pour mën a xeex mbas mi donc lépp lu koy yàq rek da nga ko war a éviter lépp la nga xamante ni si daf koy yombal ci loolu nga war a dox te jàpp naa ni jaar ci ay secteur jaar ci ay nit jaar ci ay porteurs de voix lu mel ni kilifa diine yi lu mel ni communicateurs traditionnels yi lu mel ni les leaders d'opinion lu mel ni les leaders politiques lu mel ni ñun lu mel ni ñeneen ñun ci ñooñu ngay jaar ndax ku ci nekk am nga sa public ba nga xamante ni si xëy na soo waxee ak moom li nga bëgg man la dinañ la bàyyi xel te dinañ la ko defal naam am ñax sax duñ bëggoon a ñàkku mais tey jii ku mel ni xalif général des mourides tey jii buñ ko convaincre wala xalif général des tidianes wala xalif général bu mën a doon moom tey jii buñ waxoon ak moom ba xamal ko ci biir lépp ba mu nangu ko def xëy na am na ñoo xam bëgguñu woon ko def mais buñ gisee ni seen kilifa def na ko rek mën nañ ni kat kon bàyyil ma def ko voilà mais gis nañ ni si bi même ki nga xam ne mooy maître Oumar Youm nekkoon fii ministre moom daanaka nee na moom du ñàkk waaw maître Oumar Youm man lire naa article bi dama koy jàngat ci ñaari anam bu njëkk bi mooy lan moo tax mu ni du vacciné wu bon li mu wax nag li mu joxe ci exemple kooku xel mën na ko nangu parce que nee na moom li muy bañ mooy ñu jël vaccin yi di ko defal ñi nga xamante ni si xëy na dañoo am tur wala di ko defal ñi nga xamante ni si dañoo am dayoo pour protéger leen contre une population ba nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw effectivement man ci contexte boobu man d'accord naa ci ak moom parce que nee na man du ma vacciné wu dem sama mairie di gis samay conseils municipaux di gis sama waa askan ñoom kenn mënul accéder ci vaccin yi loolu peut-être mën nañ ko nangul en tant que leader loolu day wane ni kat nit ki buy xeex day xeex pour ñëpp fi ma nangul ak moom mooy boo seetaanee posture am ci ginnaaw waaw mesure bu musaana jël moom ñu koy njëkk appliquer ci la bokk pourtant doon loon xalaat ni askanam wi ci yenn yi kon tey xëy na bu xalaatee nii peut-être posture tayam moo ko yóbbee mu waxee noonu xëy na bu fekkoon mi ngi di occuper fonction yi mu doon occuper ci ba léegi ci réew mi xëy na dina waxee neneen dul ni mu waxee nii mais mooy lay xamal ni rek Sénégal moom dafa doon dëkk ba nga xamante ni si moom boo nekkee ci biir rek yaa ngi ci biir bu gars yi def nga ni gongo waaye il suffit nga génn rek tu commences à avoir un regard critique sur les choses te je pense que objectivité bëggul loolu objectivité li mu bëgg mooy boo nekkee ci biir suñ joxee proposition boo ci d'accordul ne d'accorduma ci c'est vrai que des fois nga ne ci biir gouvernement ñu joxe idée doo ci d'accord mais solidarité gouvernementale daf lay permettre nga fondre ci biir masse bi donte boo ci d'accord donc waroo cee wax donc man j'aurais souhaité que mu bañ ci sax communiquer loolu moo gënoon très bien jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi rek ñu leen ñu ngi wéy ak suñu gan tey jii nii dox mbokk nag di dalal Mamadou Gueye naa leen di psychologue conseiller nekk tamit président mouvement Benno Suxali Ndane tey moom lañ dalal si li nga xamante ni moom mooy dox mbokk gis ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ba léegi sëñ Mamadou dañuy wéy rek di waxtaan ndax nee naa la Sénégal moom daanaka weer bu nekk ak coow bu fiy jóg te jamono ji nii comme ni ma ko sama benn mbokk di waxee problème mu mbës mi massage muy le président donc du Pastef donc di Ousmane Sonko mu am ki nga xamante ni moom Adji Sarr daal di koy tuumaal ne daf kaa sàkku yow en tant que responsable en tant que leader ni nu mel yow d'abord lu ma la njëkk a laaj rek mooy complot la wala sa gis-gis wala loo xam ne donc yaakaar nga ne dafin la. waaw xam nga question bi nga posé c'est très compliqué ma répondre ci de manière exacte parce que su ma la nee complot la te awma ci firnde yu wóor mën naa wax lu ma wóorul su ma nee aussi laale na ci te awma ci firnde bu wóor aussi damay tooñ kon ni ma mën a waxee rek mooy ma analyser faits yi très bien maanaam faits yi nga xamante ni si moo jot a am daanaka ñaari camp yëpp ñaari camp ku ci ne am nga loo wax Sonko wax na indi na li nga xamante ni moom mooy taxawaayam yow tamit par le biais Adji Sarr ak ay avocats ñoom it tamit wax nañ mais soo defee synthèse bi yow sa gis-gis waaw sama gis-gis moom d'abord li ma njëkk a gis mooy rafetluwuma li am ci réew mi parce que réew mu day ni Sénégal démocratie Sénégal fi mu toll
ak mbas mi ñu nekk je pense que ñuy élever des problèmes de mœurs di ko jox benn auteur bi ba mu dominer mbas mi te ñëpp arrêté seeni activité ndax mbas mi je pense que loolu moom lu war a moytu la loolu mooy premier njàngat ma am deuxième njàngat bi mooy lan mooy damay masawu Sonko di masawu aussi Adji Sarr parce que ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais la ku ci nekk xëy na am nga lu la naqari parce que kenn bëggul saw tur di siiw ci yenn yi donc loolu laay wax beneen bi nag bi nga xamante ni mooy peut-être sur le plan politique doo xam benn instant sax kan ngay gëm parce que boo sukkandikoo ci côté ñi nga xamante ni dañoo jege Sonko li ñuy wax mën nga nangu ni thèse complot mi ngi ca boo sukkandikoo aussi ci avocat yi xale bu jigéen bi parce que ba léegi xale bu jigéen bi kenn dégg ko mu wax ay avocat am rek ñooy wax da ngay jàpp ni kat kon xale bu jigéen bi moom dañ ko tooñ ba tax na man li ma gis mooy comme mbir mi ngi ci loxoy yoon comme ni ñëpp di wax rek nañu bàyyi yoon def liggéeyam mais comme ni ñu koy waxee rek yoon aussi dafa am la nga xamante ni noonu la war a tëddee noonu la war a doxe ba nga xamante ni si képp kuy sénégalais rek sa conscience dina tranquille ci mbir mi c'est-à-dire lu nekk ak fu mu toll ka ko war a def moo ko war a def ki nu accusé moom am na sañ-sañ taxaw ni da ngeen ma accusé man dinaa seetal sama der parce que Ousmane Sonko fi mu toll loolu mooy li nga xamante ni si moo ko mën a jàppale parce que ci mbir mi mën na ci jóge baaxle comme mën na ci jóge yàqule mu jóge ci baaxle nag mooy mu dem ba set wecc comme dañ la accusé te yow nee nga defoo je pense que li gën mooy ñu dem fan mbaxana doone benn ñu dajale preuve yi nga xamante ni yépp am na ci mbir mi muy enquête préliminaire yi li section de recherche def ak aussi plainte bi ak aussi ki nga xam moom mooy victime bi soi-disant victime bi bu fekkee am na mu wax Ousmane Sonko aussi tontu su ko defee juge yi ñoom aussi ñu àtte ci seen aqalaay taala parce que ci loo àtte fii rek di nga ko àttewaat feneen te ñu bàyyi parloo bañ a ànd ak kenn parce que tey jii suñu éliminer un adversaire politique ci ay détails kooku démocratie sénégalaise moo ciy nërmeelu donc man gëwma loolu man li ma gëm mooy nit ki soo koy éliminer da nga koy éliminer ci ay base yu wóor ñu leer nañ maanaam nga dem élection nga gañe ko ñëpp kii mais bu fekkente ni complot am na dama ne bu fekkente ni am na man loolu vraiment ce sera une déception pour moi ci démocratie ci réew mi donc li ma gëm ba gëm ko mooy Ousmane Sonko nee na deful xale bu jigéen bi nee na def na nañ leen yóbbu ku ci nekk ñu jox la sa droit bi nga am déglu la nag avec sincérité atte aussi avec sincérité parce que fait yi mi ngi fi kenn mënu koo dindi témoins yi ñi ngi fi ñu bàyyi xel ñëpp ci lu ku nekk ci li muy wax su ko defee yoon aussi tranché te yàlla rek tax te loi rek tax je pense que loolu rek mën ci mën a génne mais quand boo ci jël tey jii man na boo ko toppee ci seen argumentaire di leen déglu ñoom donc da nga naan ñoom ñoo am dëgg donc ñun en tant que téléspectateur en tant que aussi ñi nga xam ne nous sommes extérieurs des faits fekkewun dañuy nettali rek képp ku jóg wax ni lii moo am ku dul ñoom ñaar xëy na da ngay wax la nga xamante ni si yaa ngi ci avancé mais dara leeru la ci voilà kàddu yi rafet na gis nañ si tamit li nga xam ne tamit moom mooy ñenn si ku jógee xawati ko ñi nga xam ne tamit ku mel ni Bougane Gueye daal daa mel génn dem rek daf benn déclaration moom tamit fu ki nga xam ne moom mooy responsable donc du Pastef di Sonko addo foofu la addo donc daal di jiiñ baaraam tuuma ki nga xam ne mooy jiitum réew mi di président Macky Sall te soo déggee kàddu yi nga xam ne tamit donc le ministre de la justice moom yëkkati na ko nee na ko président sax yëg koon biir conseil donc des ministres la ko yëgal ki nga xam ne moom mooy jiitum réew mi wax nga ko day dem ba benn instant bi ni feuilleton la boo xam ne doo xam fan la dëgg ki féete waaw parce que comme li nga wax rek déjà ci émission am na benn émission bu jàll ci benn téléphone yi passé ajuma am ku ni plainte bi def nañ ko presque 1 mois avant mbir mi di am xam nga loolu rek c'est extrêmement grave yooyu ay révélation yi la nga xamante ni si je pense que
war nañ ko topp. nit warul wax lenn li lu toll noonu gratuitement rek ñu koy seetaan. ministre de la justice aussi li mu wax ni moom moo ko yëgal président de la république. du ma ni amul du ma ni am na. ñoom rek ñoo xam. Bougane Gueye Dany aussi li mu def. en tant que nit en tant que aussi opposant parce que bu sañoon Macky Sall du falu. bu sañoon keneen mooy falu moom la jàppale woon ci élection yeeg yooyu ñoom idée yi et cetera. ñoo àndoon donc kooku li mu def mooy solidarité. maanaam boo fekkee da nga nekk ak ay nit ci teelu ci xare. am ku ci am benn jam-jam am lu koy metti yow li la war mooy nga ñëw apporter ko sa soutien d'abord le soutien moral soutien psychologique ba pare lépp loo ko mën a jàppale pour mu génn ci mbir moomu da nga koy def moo tax ñoom ñëpp ku ci ne da nga koy nungul position parce que tamit muy man tey jii su ma amoon jafe-jafe gëm naa ni am na ñoo xam dinañ ñëw taxawuma parce que tey jii kenn bëggul nekk ci jafe-jafe di ca wét xëy na ñoom ci posture boobu la ñu taxawee ñu koy nangul ñëpp nag comme ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ci côté Adji Sarr di ko défendre am nañ seen liberté ku ne am nga liberté ànd ak ku la neex far ak ku la neex mais nañu bàyyi xel rek ci kàddu yi maam Abdou Dabakh si waxoon mu am solo ci juge mooy que ni këru dëgg am na bu dul fii rek di fële na juge yi vraiment nañu xool bu baax a baax li ñuy def te wax dëgg rek te àtte dëgg rek te yàlla tax je pense que loolu suñ ko defee dinañ quitte ak avec seen conscience dinañ quitte aussi avec la conscience collective parce que ku ñëpp di déglu da ngaa war a wax ba nga xamante ne si day am njariñ da nga war a wax ba nga xamante ne si donte du ñàkk contestation waaye lu ëpp ci mbooloo mi dinañ d'accord ci wax boobu ndax wax bu yenu maanaam moom ku ko dégg di nga ko xam. jërëjëf Mamadou Gueye mbokk yi ma fàttali ba léegi dox mbokk tey ñu ngi ciy dalal suñu psychologue bi di conseiller nekk tamit président mouvement Benno Suqali Ndande di wuyoo donc Mamadou Gueye moom lañ dalal si li nga xam ne mooy dox mbokk lu ñu wax li nga xam ne tamit moom mooy wàllub politique daal di wax si tamit mooy wàllub mbas mi daañu wax li nga xam ne tamit mooy lu la ñor lool parce que damay faral di wax nit ku nekk rek gox gi nga nekk donc moom ngay sago moom ngay ndamoo tey jii nii ku la dégg ngay wax te aussi tamit fi nga taxaw fu nekk rek yaa ngi fay taxawee taxawaayu ndànd looloo tax nga daal di sol sa bubb politique donc ngir jàppale ñi nga xam te même ñooy askan wi moo tax dama lay laaj seen mouvement bi nga duppee mouvement Benno Suqali Suñu Gox daanaka ñu bëri gis nañ ne ndaw ñi ñu ëpp na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko adhéré si li nga xam mooy projet bi. waaw effectivement parce que Benno Suqali Suñu Gox tëb rek juddu. dafa am historique. D'abord sur la personne de Mamadou Gueye dafa am jaar-jaar ci jeunesse parce que dafa doon lu ñu dund dafa doon la nga xamante ni si aussi lu ñu xam la muy jeunesse ndax ñun yàlla dafa def ñu teel a dugg ci structure jiite conseil local de la jeunesse de Ndande pendant 8 ans jiite zone de football de Ndande pendant 5 ans nekk ODCAV bu Kébémer ORCAV bu Louga donc def mouvement associatif bi ñuy nekk étudiant aussi ñu fexe ba bokk ci ñi créé amicale des étudiants de Ndande en 2005 donc ñu koy exercer ba nañ fa jógee bi ñuy nekk fac aussi fexe nañ ba jiite foofu amicalu fac yi foofu surtout école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel NCTP donc muy doon la nga xamante ni si lu riche la ci suñu parcours bu ñu demee nag ba toll ci wàllu def politique doon nañ def politique sax avant ñuy créer mouvement bi parce que man ci PDS laa bokkoon j'étais le secrétaire administratif digital bu Ndande donc ci kaw loolu après élection 2014 yi PDS la ñu woteel ba ñu ñoo gagné foofu sax maire ba fa ne ñun ñi ñu ko campagne ba mu gagné ci lan bokk par la suite nag bi ma demee ba nga xamante ni si nag parce que 2012 laa génn nekkatuma étudiant nekk un professionnel di liggéey nekk fonctionnaire ma ne nag ak ñi ma àndal surtout ni ma Mamadou vraiment ñun suñu sañoon li nga capitaliser ci sa parcours lépp warul nul yow Ndande daf la soxla lim la soxlaa nag mooy lan mooy nga def politique donc loolu moo ñu dugal ci politique ñu def seen engagement officiel ci élection législative yi 2017 yi ñu bokkoon ci ay liste départementale muy convention citoyenne neneen sama homonyme Thomas Mamadou Gueye inspecteur impôt domaine aussi jiite ko
man may seen coordonnateur au niveau local. Donc foofu la ñu commencé def politique de manière officielle. bokk ci liste yi dem bi ñu paree nag ci lañ gis ni ñun li ñu war mooy ñu fexe ba jot ci ndànd. parce que ñun li ñu doon def ci jeunesse. xëy na yëfu jeunesse la foofu lañ mën a yem mais suñu action sociale suñu action communautaire pour génn dëkk bi surtout gox bi. su may wax ndànd je parle des 46 villages. la commune 46 villages. voilà c'est important de le préciser. 46 su ma nee ndànd rek na ñëpp jàpp ne 46 villages yi laay wax. parce que mënuma lim dëkk yëpp. donc ñu ni nag pour ñu doxal suñu politique pour suñu yéene egg ci commune bu ndànd. politique rek. moo ñu ko mën a permettre parce que suñu moyen personnel jotewu ko buñ amee yéene buñ ko mën donc ñun li ñu bëgg ak yéene bi ñu am ci ndànd mooy lan mooy ñu accéder à la magistrature nekk maire de ndànd ci la ñu créé nag suñu mouvement boobu bennoo suqali suñu gox bi nga xamante ni si c'est juste que képp ku gis sa bopp ci suñu vision ci suñu gis-gis man nga bokk APR wala nga bokk feneen wala nga bokk Pastef foo mën a bokk rek mouvement bi ubbil na la say bunt parce que mouvement bi c'est un mouvement local li ko tax a jóg mooy la commune de Ndande def tout ba accéder au pouvoir pour mën a génne Ndande ci guuta gi nga xamante ne si actuellement ci la nekk. très bien donc daan nga ko xam nga nit koo gis ko nekk rek rawati ko nga jiite ni ngeen jiite li nga xamante ni mooy bi mouvement am ngeen li nga xamante ni mooy carnet de bord comme on dit taxawaay yi ngeen xam ne tey jii ni moom ngeen nam taxawaay ngir jàppale li nga xamante ni mooy askan wi d'abord jëm si li nga xamante ni moom mooy wàllub éducation bi foofee noonu tamit li nga xamante ni moom mooy wàllub santé bi parce que la plupart si dëkk yooyu dañuy faral di am ay jafe-jafe ñeel wàllub wér-gu-yaram ndax yéen en tant que seen mouvement bi am ngeen si politique bu am ngeen si taxawaay bu am solo bi nga xam ne tey jii nii suñu leen joxee li nga xamante ni mooy ndaan di ngeen ko doxal si wàllu woowee. mais effectivement parce que actuellement nii rek joxaguñu dara. mais on a fait beaucoup d'actions beaucoup d'actions sociales. def ay œuvres sociales yi nga xamante ni si dafa jëm ci askan wi. parce que bi ma ci njëkk cité mooy ndànd dañ daan football nawetaan ba pare am problème mu pare. ku leen tegal coupe. mais depuis pratiquement 4 ans suñ tegee coupe maire. man la ñuy jox coupe zonale. loolu muy sama fierté. parce que ndaw yi. dañoo reconnaissant envers moi. moo tax mënuma leen a fay. et je remercie au passage le président de la zone bi fa nekkoon. muy Serif Ndiaye nga xam moom moo doon parrainé ak équipe am. final yooyu. ñu fay teg nag lu fa kenn mësul teg. parce que ndaan ñun ñoo fa njëkk a teg 4G de maillot. maillot culotte bas. ñoo ko fa njëkk a teg ak ay trophée ak ay ballon. depuis loolu li ñu ci jublu woon mooy lan wan ñi nga xamante ni dañu yor dëkk bi. jeunesse su ndaan mérito na lu ëpp li ñu leen considéré woon. depuis lors kenn ñi du faa teg ay benn mayo ñaari mayo. da ngay ñëw def lu ëpp ñun la ñuy def parce que ñun yoruñu dara. ñun lépp lu ñu def suñuy poche lañ ko jëlee ak suñuy àndandoo. ñooy cotiser ñu def li ñuy def. bi ci topp ñu gis ni jigéen ñi aussi dañoo soxla ku leen taxaw. ñun ñu fexe ba wut ay partenaires. lu mel ni 3FPT. mooy fonds de financement de la formation professionnelle. ñu accompagner ñu ba ñu former foofu au niveau de Ndande actuellement 34 femmes. ci lépp lu jëm ci transformation produits locaux yi. muy ñebbe. di mboq. di dugub tey jii jigéen ñooñu former nañ leen ci ba jox leen seeni diplôme ba tey jii ñoom ku ci ne yaa ngi doxal di ci gis sa bopp. très bien donc loolu am solo la. mbas mi aussi bi mu amee ñun bokk nan ci homme politique yi njëkk a réagir au niveau local. dem préfecture joxe fa. dem ci marché bi mën naa ne ñoo njëkk a joxe masque. ci Sénégal mën naa ko sax wax. ndax ñun dañu defar ay masque joxe rek. président de la République ca suba ga jël décret ni port du masque obligatoire. te loolu suñu vision la. donc yooyu yëpp ay taxawaay la ñuy def. ci côté éducation aussi ñi ngi góorgóorlu di ñaax xale yi fexe ba xale bu raw ndànd tey jii ñu defal la distinction ba nga xamante ni si dina tax ëllëg si biir ñi topp sa ginnaaw gën a góorgóorlu ba lépp lu ñu man
ci njàng pour que xale yi gën a gëm seen njàng gën ci góorgóorlu ba am ay diplôme ba tey jii sax am na ñoo xam ne jàppale nañ leen ban dem bitim réew jàngi donc loolu lépp ci suñu engagement personnel d'abord avant d'être politique ci leen ko defee pour jox xale yi benn gis-gis benn vision buy wane ni ñoom kat dañu war a góorgóorlu ci côté éducation ci côté santé ñun ñu ngi ciy góorgóorlu peut-être du ma wax mouvement bi mais man dama bokk ci geneen kuréel parce que ndànd man lépp lu koy doxal kanam rek lu koy doxal rek man dama cay ne bu ñu wooyee ànd defal ndànd dama ca nekk yor seen communication bon ñu jox ma ci cër nag ma leen koy santé ndax ay suñuy mag rek ñoo fa ne yu bëgg ndànd di def lu baax ci ndànd mais ci côté boobu noonu c'est pas politique dama koy wax mu leer mais ci côté boobu fexe nañ ba organiser foofu benn journée yoo xam ne consultation gratuite la ñu consulter ci ay 605 personnes yoo nga xamante ni si jox nañ leen garab jox leen lu ma leen ñu ci sant suñu maire Maman Ndeye Khady Kébé ñu ko nga xamante ni si wax dëgg yàlla ndànd gépp ko ameel njukkee loolu sama engagement citoyen la ak sama engagement personnel dañ koy def di fa def ay journée de set setal loo gis rek lu baax ñun ña ngi koy def foofu ci dëkk bi donc ci côté politique bi aussi ñun lu ñu man tegum ñu ndànd rek ay trophée dañoo génn ba ndànd am na dëkk yu bari tey jii teg nañ fa ay trophée am na ñoo xamante ni ñu ngi ñuy xaar mbas mi rek la ñuy xaar bu jeexee wala boog ñu lever yenn restriction yi ñu dem fa def suñuy activité ñi ngi ci gàmmu yi ñi ngi ci ngénte yi ñi ngi ci dëj yi ñi ngi taxawu askanu ndànd yépp ci li nga xamante ni si ñun suñu poste foofu la toll rien que pour wan leen ñun kat bëgg nañ suñu dëkk bi. Très bien donc balaa may ñëw si li nga xam ne mooy suñu dernière question dama lay laaj tey jii nii xam nga sa adversaire soo ko doon noté entre 1 ba 10 l'équipe bi nga xam ne jamono ji nii ñoom ñooy doxal tey jii nii soo leen doon noté loolu leen di jox. man su ma leen doon noté. xam nga lu ma leen di jox. 3/10. lu tax nga jox leen 3/10. parce que dañ leen a nommé. fal leen. 5 ans 2014 2019. lan war na jeexal. 2014 ba 2019. amul benn réalisation concrète bu ñu def ndànd. boo duggee 2014 ba 2019. loo fekkoon ndànd. moom nga fay fekkaat. boo waxee nag ñu naan électrification branchement loolu c'est l'état. ñu nekk fa courant day am fépp. ñu ñàkk faa nekk courant day am fépp. ñu nekk fa ndox day am fépp. ñu ñàkk faa nekk ndox day am fépp. te loolu ay projet la nga xam état bi moo koy jëlee ca kaw. mais combien tourne le budget donc de la commune de Ndane. non xam nga commune yi bu njëkk. communauté rurale la woon. mais fi mu toll nii presque 100 millions dañ koy voté. budget prévisionnel. mais yow boo calculer 100 millions ci budget. pendant 5 ans c'est 500 millions. demi-milliard la ci budget. léegi yow loolu. au moins war nga ci def. benn réalisation ba nga xamante ni si